gannaaw ba ma leen gërëmee sant leen ci woo bi ma leen woo ngeen wuy si ndax lii dafa di loo xam ne lu ma war la lu ñu war la war na ma man en tant que ministre bi am xarala yi waaye bépp responsable bu toog fii sama wet may wax directeur yi coordonnateurs yi war nañ de temps en temps ñuy wax ak yéen lan la ñu war a wax ak yéen mooy mbirum xarala xarala nag yàgg na fi sax gaar parce que boo jàppee ay 80 même avant il fi commencé na dafa di président de la république ci li mu nar a construire maanaam tabax Sénégalu suba bu ànd ak saytu ànd ak li ñuy wax administration boo xam ne dafay nekk administration bu xarañ bokk ci commerce international bi nga xam ne dafa am yokk koom-koom yi dafa ne dafay utiliser xaral bu bees bi nga xam ne dëkk yëpp ci monde bi ñi ci bari dañ koy utiliser mu ni bu fekkee ne Afrique am na révolution yu nga xam ne que ne raté na ko bii moom dafa bëgg na Afrique bokk ci ñi nga xam ne duñu ko raté dañ ciy bokk rawatina nag Sénégal xarala boobu mu def ci lu bees mooy jël benn ministère jagale ko na ko nag lii laa ci bëgg mooy nga def lu nekk ba nga xam ne que ne maanaam fu sénégalais nekk dafay jot ci xarala fu sénégalais nekk daf non seulement dina disponible mais dafay mën jot ci ba mën ci liggéey wala mu def ci li mu bëgg def mu ni nag damay njëkkee ci li nga xam ne mooy administration ndax administration nag moo lëkk lépp mooy état kon moom dinañ def ba administration ci boppam mu nekk loo xam ne nit ñi mën a jote la procédure yi ci nekk ma dugal leen ci biir xarala bi ba mu gaaw gouvernance bi ñuy def aussi lépp mën a jëm ci xarala bi mu fixé nag ay objectifs mu ni xarala boobu bëgg naa fii 2025 mu indi ci koom-koomu Sénégal lu bari ci valorisation bi dana fexe ba ay xëy maanaam emploi li ñuy wax naan da awma xëy gën a bari ci Sénégal maanaam 35 mi muy fanweer ak juróomi junni bu xëy dana génn ci xarala bi fii ak 2025 mën na ko sax passé waaye objectif boobu la joxe mu ni li nga xam ne mooy suñu koom-koom xarala boobu dana contribuer ci 10% ci nga xam ne loolu moom mooy suñu richesse su dëkk xam nga loolu lu mucc ayib la mu ni nag damay pour loolu il faut que ñi nga xam ne mooy nit ñi ciy liggéey ñu nekk nit ñu xarañ ci li ñuy def doy ci li ñuy wax nombre doy ci qualité doy ci étape bu nekk ñu mën faa nekk mu ni bëgg naa ay métiers yu génn yoo xam ne yu bees la day nekk 15000 ndax ci 30000 yi nga xam ne moom la fa bëgg a def ci formation professionnelle mu génne ci mu ne 15000 boobu yëpp ci xarala lay génn léegi nag mu ni loolu doy ndax dafa am lu nga xam ne àq ak yelleef bu nga xam ne moo organiser loolu àq ak yelleef boobu muy li ñuy wax droit cadre juridique bi ñu def ko ba nga xam ne day méngoog jamono ak li nga xam ne moom la xarala bi laaj loolu ak espace bi nga xam ne moom la ñuy liggéey
ci loolu lañ doon liggéey. léegi nag dafa am benn stratégie boo xam ne defar nañ ko. stratégie bi ñu ko defaree day dem ba 2025 bi ñu ko xayma mu nekk 1361 milliards passé na ko sax 0,3 mu ni loolu d'accord lii moo koy financé fii ak 2025 waaye nag sama secteur privé dafa am rôle bu mag boo xam ne daf ko ci am ndax économie nag secteur privé la état day impulser rek créer cadre bi nag dana am technologie dana am finance dana am leneen ak leneen juridique waaye secteur privé bi dafa am lu bari loo xam ne moo ko war def mu jagleel leen 73% maanaam téeméer boo gis juróom-ñaar fukk la ak ñett yi secteur privé moo koy def mu ni man état dinaa jël 17% maanaam 100 boo gis ma jël ci fukk ak juróom-ñaar li ñuy wax nag partenariat public privé moom dana jël 10%. kon gis ngeen rôle yi niñ ko répartir mu ni nag damay def sama cadre ci cadre yooyu ak projet yi nga xam ne def nañ ko ci biir ba état de dafa am lu ci am importance impulsé mooy benn parc si mais loolu boo demee ci plan Sénégal émergent dem ci stratégie bi da ngay daal di gis ne dafa prévoir ay pôles yu nga xam ne day nekk pôle yoo xam ne loo xaral rek lay def ak di xool lu màcc ci lu développement bi mu ni kon naa commencé parc de technologie parc boo xam ne ay xarala rek lañ fay def ci formation ci recherche ci jaay ay services indi ay entreprises yu nga xam ne étranger la ñuy jóge waaye bu ñu jógee étranger li ci bëpp mooy ñu xam bëgguma leen tudd ndax bañ leen defal lenn li publicité boobu waaye ñoom ñëpp dañuy ñëw bëgg nekk ci parc boobu parc bu nekk di parc boo xam ne def na 24 hectares loolu la mën na ko sax passé nga xam ne ay services dafa nekk dana am formation dana am li ñuy wax BPO dina am yu bari yoo xam ne dafay nekk ay services loolu day wootal investissement waaye ci biir loolu ci président vision ba tey mu ni parc boobu dana def ba ñun dañu ci capital humain dañu am capital humain bu bari bu nekk ci diaspora bi nekk foofu te mën na ñëw jëriñ seen réew am na sax ñoo xam ne ñibbisi rek lañ bëgg mu ni booba loolu dana leen mën a tax ñu ñibbisi parce que bu dee liggéey rek dañ koy am yamul ci loolu mu ni léegi programme formation yi nañ ci dugal ñaari bis mooy boo jëmee ci cours moyen na nga ci dugal anglais nañ ci dugal informatique loolu nag mbirum ministère de l'éducation la comme ni ngeen ko waxee mbirum enseignement supérieur parce que foofu tam am na université tam même virtuelle kooku exemple type la ci lu xarala yi mën a def léegi parce que université virtuelle dafa am lu bari loo xam ne def na ko ci suñu njàngale supérieur mu am ay espace yu nga xam ne joxe nañu ko ay espace yu ñuy wax espace numérique ouvert yoo xam ne xale yi dañ fay def ak mag ñi sax di fa jàng di def di utiliser xarala yi waaye mu ne na ngeen dugg ci biir gox yeeg goxaan toujours ci accès boobu ba tax na ñun ci suñu département am nañu ay projet yoo nga xam ne dafa nekk projet smart territoire mu am smart wifi moo soo ngeen déggee tur bi da ngeen di xam mu am ay maison yoo xam ne ci 45 départements yi dañ ko ci war a installer ñu ngi commencé ci juróom waaye loolu moo gën defandoo yépp parce que processus la maison yooyu nag day dem ba nekk ay genre guichet numérique ba nga xam ne li nit ñi di soxla ci gox-goxaat yi en tout cas ci xarala yi bu ñu demee daañu ko fa fekk loolu dafa di lu am solo waaye mu demati ci kaaraange mu ci smart safe city muy dëkk yoo nga xam ne que ne dafay sécuriser
ñu am ay programme 500 caméras yoo xam ne dañ ko doon waroon a utiliser at bu jot ñu war ko def ren def nañ ci 213 nee nañ ma bi may jël statistiques yi mat na weer xam naa ni fi ma leen di wax yokkuwaat na et dafay continuer waaye bu 2020 moom 500 caméras dañ ko monter su fekkee na neex na yàlla bari na yu nga xam ne ñi ngi koy def am na pénétration wu mobile bi parce que nee na egg ci nit ñi loolu nee nañ 109% dépassé na ko mais loolu bu ngeen ko déggee naan 100% te nit ñi nee nañu amuñu yenn réseau yi wala am yenn saa yi daf leen di jaaxal mais bu leen di fàtte ne opérateurs yi fi nekk du benn yu mag yi opérateurs yu mag yi da leen ci boole yeneen opérateurs yi donc da nga gis kenn ku jël ñaari abonnement wala ñetti abonnement fekk na nit ñi duñu ko xam loolu moo tax muy egg loolu internet bi nee nañ fi mu nekk nii dem na ba 70% de pénétration par rapport au nombre de la population c'est pas par rapport au territoire il y a effectivement ay li ñuy wax ne war nañoo gën a yokk amélioration yoo xam ne dañ koy def ñi ngi ci ma leen di wax rek ne loolu daan ci egg waaye na ngeen jàpp na ci processus la ñu nekk en tout cas defe naa ne wax naa am na yeneen projet réforme yi liir nañ ko léegi ma ciy citer rek observatoire bi nga xam ne lu am solo la observatoire numérique bi ma ciy citer rek ay les codes mooy cadre juridique yi nga xam ne ñi ngi koy defal di ci citer politique wax naa ci waxu poste ne leen poste fi mu nekk ni dañoo bëgg poste bu bees waaye ngeen may ñu diir dañuy réfléchir di mettre en œuvre en même temps ñi ngi ci parce que poste il faut mu nekk fi ndax sénégalais yee ko soxla waaye bu leen gis rek poste bu njëkk bi ngeen daan gis ndaxte poste bu njëkk ba amul woon produit yi mu am tey concurrence bi aussi may wax dans le secteur lu baax la ndax concurrence na seen rek bu senee rek dafay def ba nga xam ne consommateur bi moo ci tirer profit donc les opérateurs sont les bienvenus mais les opérateurs aussi dañ leen di bàyyi ñu jouer le jeu de la concurrence am na agence am na autorité de régulation bu fi nekk rôle mu saytu leen ñun li ñuy defar mooy taxi li ñuy defar mooy politique li ñuy defar mooy cahier de charge yi ñoo koy signé ak ñoom waaye contrôle bi dañ koy bàyyee ARTP am na nag yu nit ñi di wax amuñu réseau fii amuñu la mais dama leen di ñaan que ñu may ñu diir tuuti pour ARTP saytu loolu yëpp jël mesure yi nga xam ne moo ci war ba nga xam ne que ni li ngeen soxla li sénégalais yi soxla li ñu ko soxlaa ci xarala dañ koy def maa ngi leen di gërëm encore di leen sant di leen nag wax ne leen ngeen jóg am lu ngeen def mooy que ne dem ndekki ji xam naa ne ñi sant Diop moom fi